Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs. kon Sénégal dafa di réew moo xam ne wax fi dëgg dafa jafe ndax saa yoo ko waxee ñu ne daf ñoo saaga yàlla ci boppam ci téere bi wax na ne ñii duñu waxkatu dëgg soo koy wax soo ko doon tekki sax ci làkk bañ ko waxee dafa ne ñii ay fenkat lañu yàlla wax na ko ci téere bi te yàlla ñu gën a ëpp moo ñu ëpp sutura moo ñu ëpp yar yàlla xool na ay nit ne ñii ay naafeq lañu li tax mu wax ko mooy loolu ñu doon def rek wëlbati kon suñu waxee saaga taxul ñu jóg walla xaste waaye Sénégal dafa am ñoo xam ne dañuy gis dëng bu ne fang seen intérêt taxaw walla ragal walla ñu fàtt seen bët ci dëgg boobu ba pare bëgg a wax safaan wi loolu nag moo fi jeex te soo leen nee déddu noonu benn dictature la ñu bëgg a imposer nit ñi ba kenn dootul ñeme wax saa soo nee lii nga wax demewul noonu rek ay wax wër ci télé yi rajo yi nii la mel nitu fitna la nitu fitna mooy kan ñun suñu parti 2015 dañu am récépissé 2015 dinaa leen limal tey 2015 ba tey jii lan la ñu daj ñun ci violence 2015 dañu am suñu récépissé 2016 29 août 2016 violence commencé parce que suñuy wax violence suñuy wax fitna dafa bëri forme fitna du rek jël aw yat di dóor nit waaye fitna saaga nit mi ngi ci fitna xoqatal nit parce que yor nga état yor nga administration yor nga justice mi ngi ci fitna fay ay média ñu nekk ci deru nit suba ngoon mi ngi ci kon fitna dafa bëri forme kon 29 août 2016 la fitna bi commencé yéen ñëpp fekk ngeen bi Macky Sall di jël ab décret ne dàq na ma fu ma doon liggéeyee te dara waralu ko lu dul nee naa samp naa sama ndënd opposant laa d'accord ma ak moom amul leneen duñ la musa ne Ousmane Sonko sàcc na te nekkoon naa foo xam ne su ma bëggoon mun naa am lu ne yàgg naa leen wax ku mun a génne benn preuve ni mus naa jël fukki dërëm ci impôt kenn ku ko mën a génne rek na wax duñ la ne Ousmane Sonko daan na tardé duñ la ne Ousmane Sonko daanul liggéey fa mu mës a liggéey maa fa ëpp performance te ñëpp impôt xam nañ milliards yi milliards dugal naa ko ci keesu état te musuma encaissé fukki dërëm kon kooku constitution may ko sañ-sañ mu ne damay dugg ci politique waaye ànduma ak Macky Sall damay samp sama parti nga ne loolu duma ko dégg ba xëy lu mu jàng loo xam ne jàngam ak ndimbale ay waajuram ñoo ko permettre mu jaar fi mu jaar ba def concours bu difficile ba liggéey nga xëy jël sa décret daa jël sa avion ne mes dem Kenya ne dàq naa ko liggéeyam ci anam goo xam ne bañ nga sax ay avocat am teewe fu ñu ko waroon dégloo yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku li xawoon fii Point E andi alkaat yi barricade Point E yëpp ne benn avocat rek laa am droit beneen avocat du dugg ba bés boobu audition amul loolu du violence ab père de famille yor njabootam di soutien de famille tooñul sàccul fenul reyul nga xëy ne dàq naa ko parce que àndul ak man te boobu jamono ñaata inspecteur des impôts ñoo ànd ak moom naan Macky Sall moo gën a rafet te ñu ci bëri suñ leen càmbaroon tey musiba am loolu du violence ñu doxati le 6 octobre 2018 ñu organiser suñu meeting Kër Massar doon dëgmal élection présidentielle pare meeting ba ki nga xam ne moo yoroon organisation meeting bi jóge ci meeting bi dugg këram à côté ñu fekk ko fa rey ko ci anam goo xam ne kenn mënu la wax nu mu demee muy soxna Mariama Sagna ba tey jii enquête ubbiwuñu ko ba tey jii mënuñu la wax ku def lu ñaaw loolu li gën a garaaw
mooy lenn ci seeni responsable taxaw wax lu ñaaw a ñaaw ci moom ci jamono jooju nga xam ne ñi ngi ci naqar loolu ban violence moo ko gën a rëy nañ ma ko wax. ba tey jii moomu soxna Mariama Sagna ñetti bant yi mu fi bàyyi ñun ñii ñooy fay seeni njàng ñoo leen di toppatoo lu ñu mun ñoo koy def. est-ce que mus ngeen dégg Macky Sall mu condamné violence? est-ce que mus ngeen gis ay samba mboyam dal ci ñun mu génn ne condamné naa ko? musul am. doo ko mus a dégg parce que moo leen yebal. léegi ñoom ñëpp dem nañu ba waxkat yi, bindkat yi, saagakat yi, dóorekat yi ñëpp jàpp nañ ni pour nga am code ci Macky Sall saagal Ousmane Sonko wala nga dóor ko soo demee mu wala félicité la encouragé la. ñu toogaat tuuti ñu attaqué suñuy militant Ziguinchor dem ba dugg sama kër waayjur dem di fa nangu ay fiche de parrainage. loolu octobre 2018 ba tey la diggante bi ñuy faat Mariama Sagna ak bu ñuy def loolu daanaka juróomi fan moo ci dox. loolu du violence. ñu doxati tuuti le 23 janvier yéen a ngi fàttaliku ñu ngi woon ci campagne électorale bi. avant ñuy dugg ci ak campagne électorale bi bu mu desee ay 10 jours la ñu ñëw suñu siège bi nekkoon Yoff fii yónni fa ay samba boy guddi. kii nga xam ne tey mooy xëccoo mairie Dakar de dafa bëgg a nekk mairie Dakar te di ministre yónni fa ay samba boy ñu dugg ci biir toj ordinateur yi toj bagage yi fa nekk gaañ xale yi fa nekkoon. ñu déposé plainte fii gendarmerie Foire. gendarme yi identifié ñi ko def waaye ñu leen teg leen mbir mi ci suuf ba tey jii fa la mbir mi jaare noonu. loolu du violence ñu subir ko. ñu doxati tuuti Ndar le 4 février daanaka ñaari fan après coalition bi moom goro président organisé benn attaque contre suñuy militants fële ca Ndar ñu gaañ fa ñu bëree bëri ñi ñu damm seen loxo ñi ñu damm seen tànk ba tey jii déposé nañu plainte def nañu lépp fa la jaare tàbbi géej. loolu du violence. le 10 février toujours ci campagne bi ñu organiser ab piège bi ñu demee bi ma demee Mbour di campagne ñu organiser ne du ma dugg tefes daal jël ay oto baare foofu jël ay samba mbooy ñu ñëw attaqué sama convoi. loolu violence la. ñu jógee foofu ci même bés ba war a fanaani Fatick ba ñuy dugg Fatick lañ ñu fa attaqué dóor ci ñu bëree bëri gaañ ci ñu bëri ba tey jii am nañ kenn koo xam ne au moins weer wu ne dinañ ko andi Dakaaru pour ay rééducation yu muy def ci ay tànkam. loolu mi ngi fi yàggu fi. loolu du ay violence contre Pastef. le 18 février 2019 Mountaga Sy DG Apix daal di recruter ay Samba Boy bi may romb ay relaaw ñu attaqué ñu sànni xeer créé fa problème boo xam ne kenn xamul nu mu toll. loolu it li may wax ni yëpp nag ku dugg Google tapé léegi gis ko ndax internet au moins comme censure bi bëri na fii comme censure bi bëri na ci dëkk bi waaye internet moom au moins mën nañu am lenn ci seeni média de mais internet bi kenn moomu ko. moo tax suñu jógee naan xale yi dañuy saaga ci internet bi xale yi déedéet violence bi ñuy daj ñun ci média yu bëree bëri ci réew mi violence boobu moo gën a fort fuuf réponse yi nga xam ne moom la xale yi di am. encouragé wu ma ko facilité ma ko waaye outil boobu la ñu am. xool leen télé yi xool leen rajo yi lundi ba dimanche am Ousmane Sonko andil Ousmane Sonko ku ga dàq mën a saaga Ousmane Sonko rek la ñuy tàllal micro ne ko demal saaga loolu moo fi xew. kon
te li may wax ni Sénégalais nañ ci bàyyi xel nag dañuy suivre rek parce que fii kenn gumbaatu fi ku foog ni jël ay milliards jox ko ay patron de média am na média yu baax am na média yu jub la ëpp ci journalistes yi ñu ngay def seen liggéey correctement waaye xam nañu système bi nu muy fonctionner ku foog ni nag noonu nga mun a régler problème bi da ngay nax sa bopp jamono ji jamono clic la ñun sonnuñu ci te plus ñuy wax plus barke bi di yokk plus bayre bi di yokk ñu ngi sant yàlla ndax su doon looloy détruire nit détruire nañ ma bu yàgg dañuy wax fii ci campagne bi balaa ñuy dugg campagne bi naan ay russe ko jox xaalis ay xam nga ay société britannique moo ko jox ay milliards ak lu ne ñu wax ko fi sos yooyu yëpp yàqaluñu dara ñoo ngi dox suñu dox dictature bi ñu bëgg a imposer fii defe naa dina jafe de ci ñoom ñu ñëwaat ma tëb yu bëree bëri bi ñu ñëw ci 2021 bii mois de mars 2021 mois de mars ci ay tappale ak ay caaxaan ay complot moom Macky Sall mënoon na ko arrêté waaye wax na ñëpp ni jekku naa ko loolu la gëmoon je le tiens fi mu mujjee ci moom xam na ko ñu def seeni tappale citoyen bu jógee këram war a dem tribunal yow am nga sañ-sañ ne ko yoon bii ngay jaar forcé te defaat nañ ko barki dem ku ñu convoqué kay suñu la nee 9h fexeel ba 9h fekk la fa est-ce que day xëy 6h du matin dem Pikine dem Guédiawaye doog a ñëw loolu yoram sa yoon newu ci ñu créé fi ay violence yoo xam ne gaañ na nit ñu bëri loolu ci xeetu violence yi la diggante février ba mars yéen ñëpp gis ngeen ni ñu defoon sama kër char de combat fii char de combat fële mu mel ni Hitler la ñuy surveiller amoo sañ-sañu génn traumatiser sa famille traumatiser sa waa kër say doom su ñuy génn jàngi sax dañuy tiit loolu lan moo ko ëpp ci xeetu violence ñu ñëw daal di utiliser violence aveugle ñëpp gis nañu Macky Sall dem recruter ay Samba Boy Samba Boy siège APR lañu newoon ak siège PS vidéo yaa ngi fi ñëpp gis nañ ko jox leen ay fetal ñu génn di tiire ci xale yi ba fukk ak ñeenti bakkan rot ci lan moo ëpp loolu ci violence loolu du violence loolu du fitna loolu du loraange bu ñu teg nit ñi Macky Sall mooy le président le plus violent bi Sénégal musa am fukki bakkan ak ñeent rot na ci ñaata nit ci blessé bi ñu paree ba léegi bañ na ne du recevoir mbokki ñi seen bakkan rot bañ na ne du leen indemniser ña ca gaañu ñun ñii ñoo leen di faj ba tey dañoo jël ab kër fii Wakaam dugal leen foofu di leen faj ñii ñi ngi ci rééducation ñii ñi ngi ci ay situation yu métti ñii dañoo tétraplégique weer bu nekk nañ ci def lu mu tuuti million ak genn wàll ci di leen faj Macky Sall ne yoonam newu ci du leen recevoir du recevoir seeni mbokk du indemniser ñi seen bakkan faatu mais loolu lan moo ko gën a rëy ci violence te pourtant bi ñu ne ab militantam faat nañ ko ci loo xam ne du violence bu ñu xam politique assassinat la dafa dem indemniser même ñi mu àndal ñi ñu dàqoon assemblée bi mu nekkee nguur dafa ñëm indemniser leen ñii seen bakkan rot mu ne du ci joxe fukki dërëm te du recevoir seen waajur loolu est-ce que am na lu ko ëpp ci violence est-ce que am na kon chaque jour nag ñuy dund ak ñoom loolu saa soo génnee coggal ñoo ngi lay topp foo dugg ñu ngi lay espionner sa kër dañ koy surveiller sa njaboot dañ koy surveiller say doom dañ koy surveiller loolu du violence essayer am une torture psychologique sur les gens te ci nguuru Macky Sall la xewee le 25 juin 2021
yéen ñëpp seetaan ngeen fii bañ may attaqué assemblée nationale député ñëw di def sa liggéey ñu attaqué la ci loo xam ne dañ koo yàgg a waajal ñu yàgg ñu koo yégal moo tax bi mu amee ci ko def defe naa dootu ko def wala marakisam fekkewu ko lu ñu yàgg a waajal bi mu amee da koo félicité moom parce que yëfu xale yooyu lay def nit kuñ ne kii saaga na Sonko wala kii mu dugal ko ci avion photo ak moom président de la république lan moo gën a violent loolu nañ ma ko wax. ak yeneen yoo xam ne 31 octobre bii weesu wala 15 octobre gis ngeen ba ñu may attaqué Ziguinchor te ki ko def moo ko may fit ndax moo dajale ay ndawam mooy yenn ndaw yi ngay gis rek mu caamu yooyu nekk ci télé yi di wax ne leen kii seen masse yéen a war a xeex ak moom yéen a koy attaqué parce que ñoom lu ñu def ak lu ñu reñoo ñu yëg ko. moo tax nga gis ñenn ñi di jaay fit ñaari fan ñett yu ne ñu ne ci télé bi di saaga seen wax yépp nag saaga la amul leneen moom Macky Sall moo leen ngemb moo leen may fit waaye su ma demee sama dëkk waa UNACOIS invité ma ñu war a waxtaan ci économie locale bi nit nekk fii du ma fi dugg ba tax nga dem yenn sa gàngoor ñëw di ñu attaqué est-ce que dégg ngeen Macky Sall condamné violence yooyu. mus ngeen ko dégg mu ne je condamne l'attaque qui a été perpétrée contre Ousmane Sonko à tel endroit kan moo ko fi mus a dégg musul am su paree taxaw ne parce que moom xam nga luy suñu différence man lu may def dama koy assumer man du ma bii kër du mu ay nit ne leen dem leen saagal ma dem leen dóoral ma taxawee ne loolu mooy suñu wute su ma bëggoon dóor ñëpp dinañ xam ni may dóor waaye man du ma dóor kat du ma saagakat yarewuñ ma ci loolu xamuma loolu moo tax suñu papa yeeg suñu yaay yéen laay waxal ndax léeg-léeg nga dégg ñu naan waaw diw dafa yaroog nangam nangam gis nga diw dañ koy natt ci ay jëfam duñ ko natt si suy wax ndax day wax waxu ku sedd ak waxu kàkkataar ak déedéet jëf la ñuy natt. attaque boobu am na 15 octobre 31 octobre ñu delloowaat attaque ba tey ca Ziguinchor loolu noo ko mën a tuddee su ma ci yokkee nag jàpp yi ñuy jàpp ci loo xam ne amul benn fondement te saa suñu jàppee nag njëkk nañu génne alkaati yi ba ay nit gaañu ci te lii ma wax mooy li nga xam ne concerné na Pastef kese nee naa violence verbale yi du ma ci wax te nag moo gën a mën a yee fitna parce que fii ku nekk da nga am njaboot am na yoo xam ne mënoon nañ ko régler neneen waaye ñun ñoo toppul yoon boobu téye nit ñi toog xam ni foo xam ne yonent yi muccuñu ci nit ñu baax ñi muccuñu ci ñun mënuñ cee mucc li ma wax keroog nag tànk mi ngi ci ay saaga wax ju ñaaw loolu tàq day dem waaye nag yëkkati ay yat ak ay ngànnaay dem dóor ay nit keroog Ziguinchor suñu gaawuloon am na benn xale boo xam ne fii ci baat bi lañ ko jam paaka deret bi naan faj foo toll mu yegg fa kooku mënoon na ngaccu ba jeex takk suñu gaawuloon loolu barki démb la. ana justice su Sénégal ana procureur ana police ana gendarmerie li gën a garaaw mooy suñuy def yu mel nii keroog bi ñuy attaqué Ziguinchor police nga fa dañ leen woo ñu ñëw fële la ñu taxaw ci kaw tali bi egsi wuñu waaye bi ñu delluwaatee waajal ko waa ji song ñu duma ko duma yu métti woo na police mu ñëw doyul mu woo gendarmerie mu ñëw doyul ñu woo armée ñu ñëw ak seeni mété loolu yéen ñëpp gis ngeen ko 2 poids 2 mesures boobu pour lan kon fii benn violence moo fi am mooy violence d'État te yemul ci loola dama ne lii mooy li nga xam ne moo ñu concerné ñun waaye 23 mars bañ fiy condamné
Karim Wade ci loo xam ne man dama teel a wax ni lii du justice ñëpp daal sama kaw may leen lii règlement de compte politique la du justice fan la mujje CREI yi fan la mujje liste bi mu taxawaloon du am na ci ñoo xam ne tey ñi nga conseil des ministres toog ànd ak Macky Sall kon loolu du justice bu ñu nax sénégalais yi xam nañu sénégalais ñu am soif de justice mais dañ leen di nax di utiliser ay leviers judiciaires pour régler des comptes politiques. yeneen injustice yi gis nañ liñ fi def Khalifa Ababacar Sall. Sénégal la bokk. Abonnez-vous sur votre chaîne Sénégal la bokk et n'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification. Sénégal la bokk, la chaîne des grandes valeurs.